Ibrahima Fall bokkoon ci parti bi di Pastef doon photographe Ousmane Sonko soxnaam si mu takkoon daanaka benn ayu bés rek génn na wax ci entretien bu mu amal ak sunuy équipe moom soxna si sëngéem na dellu si waat ci borom këram boobu dëddu ak itam ni mu ko taxaw woon beneen ponk mbokk yi mu lu jëm ci local yi cour d'appel bu Thiès moom nangu na liste wàllu Sénégal bu Thiès Yewwi Askan Wi bu Mbour commune ak bu département gannaaw ba coalition yu parti bu Morolan gannaaw ba ñu dàqee neenal daal seenub candidature ci la ñu daal di dem indiwaat lu ni mel ba ñu mujjee jox leen dëgg daañu dellu siwaat ci biir xibaar yi beneen ponk mbokk yi muy ci université Assane Seck bu Ziguinchor kuréelu jàngalekat yi nekk ci daara ju kawe ja jàkkaar lañu ak taskatu xibaar yi ña ngay dànkaafu ak woo seenub jëwriñ ak njiitu réew bu Sénégal ci rek accord yoo xamante ne si xaatimoon nañ ko ba noppi itam daal fa mu mujjee neexu leen ci wàllum caada rubrique bi ñu dippee les bonnes feuilles de la rédaction tey Ibou Diouf yëre nañu xëtu téere boobu ngeen di gis ñu dippee ko Sénégal entre illusion et illumination moom ki xaatim bi la téere sociologue la dellu siwaat na itam ci gis-gisam ci réew mi ak jafe-jafe yenn jànkonteel rawatina askan wi Mame Fatou Ndoye lañ fas yéene àndal ci tàggat yaram li ci yenn kaay ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxirlu mbokk yi ma ñëw ñu faram fàcce rafetlooti seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi dañu koy door rek nañu ko junjee Ibrahima Fall bokk ci ñetti militant Pastef yi ñàkk seen bakkan ci ab accident loolu nag mi ngi xewoon ci ndoxteel weer wi nu nekk ca yoonu Nioro du Rip la moom soxna si nga xam ne moom la ñu dénkoon Ibrahima Fall tey borom këram dëddu na mu dellu si waat ci daal dund boobu nga xam ne dund na ko ak borom këram te yàggul ndax daanaka ci ay fan dong ba nu fasee sëy ba ca la borom këram wan ko gannaaw soxna Naata Mbay Marcel Farba Maroon ak Amadou Sey. benn fan ci weeru novembre 2021 àdduna ndaw si tukki mu ñàkk borom këram Ibrahima Fall ginnaaw lu néew fukki fan ba ñu sëyee. jour bi ñu may annoncé décédé daa mel ni jour boobu la nekkoon ci 9e jour de mariage yàlla dafa dogal sama yaay daf ma yónnee woon marché. ci la ma woowee téléphone ni ma woon ma Pa Ibrahima dama ko soxla ma jënd woo ko mais day sonné rek jëlut si laa ko woowaatee ni ko manqué woo mais dafay sonné rek jëlut ma ne ko lan moo tax nga ne naa la woo Pa Ibrahima mu ne ma parce que dama leen a bëgg a defal surprise yow ak moom après moom magam mu woo ma ni ma kañ nga gëj a dégg Pa Ibrahima ma ne ko bii ci guddi ci ay minuit de si nañ mujjee déggante ma dugg mu woo sama papa sama yaay wax leen mbir bi man ma laaj ko lan la mu commencé di ma waar daal affaire yooyu si laa commencé ne ko ndax dafa am ko dee mu ne ma noonoo kenn deewut mu ne ma même bu fekkoon dafa am ko dee tamit nan la lay def ma ne teg téléphone am sonné mu dem wuy ji ko ma ñëw laaj sama yaay ni ma du dara ma insisté mu ne ma Pa Ibrahima moo def accident yàlla def na la gën. Ibrahima Fall nekkoon militant Pastef waaye nekkoon photographe laata lépp liggéeyam boobu sax moo tax ba mu daje ak Gamou Diop. te li gën a doy waar mooy ñu ngi tàmbale seen bëggante ginnaaw ba kenn ci ñoom ñàkkee waajuram. sama mag dañ ko doon takk le 27 décembre je me rappelle très bien après ci la ne ma dama jëndali ma batterie yu muy def ci appareil bi ma dem utali ko batterie ñëw. muy photo daal ba mu ne ma yow yaa ci des comme léegi yow album bokk goo ci ñëwal ma photo la mais si dama photowe ci guddi gi mu ne ma jox ma samay beñe parce que damay ñibbi la dema waaye jox ma sa numéro parce que yow ko baax na gis naa ni may toppatoo ak yëpp ma jox ko sama numéro Xaadim ne ko kii de rakk Moussa la mu ne ko kooku magam de xam naa ko ci nañ doxee xamante noonu ba yaayam bi mu décédé ñu daan wax téléphone. ab borom kër bu am diine bu gëm yàlla nangoo liggéey xamoon li mu bëgg it ci àddunaam ay projet Ibrahima Fall amoon na ci ngir soxnaam si waaye tamit ngir seen avenir ñoom ñaar. mënuma wax ci moom ndax parce que li ma xam ci moom yëpp bëri na. ma daal wax ne bis boo ñëwee sama kër man a yow nañ def ay projet naa la defal soit ngay commerce wala ngay def formation. li ma gën a neex ci mbir mi dañu ne bés boo ñëwee fii dañuy jël werd tijaani man ak yow mun ma werd bi célibataire du ko jël maribataire moo koy jël. naa ko incha allah bëri woon nañ ay projet yoo xam ne bëri nag tegoon nañ ko nag mais daal
ñaar yooyu moom moo ko gënoon a intéressé parce que nee na bëggul man may toog ci kër gi di togg di yàq di bale di fóot moom bëggut femme boobu il faut que moom bu jógee dem liggéey jabaram dem liggéey ñu wàccandoo kenn ku ne xam liggéeyam daka daan defee comme ni mu waree. parfois dama naan ko Pa Ibrahima su ma ko woowee téléphone doo noppale man ma lii il faut que ma àggale ko ba pare du ba tëdd ndax sinon seen borom sooba mën nañ koo soxla wala leneen mën na ko cey yàlla yow bëgg nga liggéey mën ma timit moom laa am. soxna si nee na benn fan ci weeru novembre daanaka du benn nit rek moo faatu ndax moom it xolam boobu ba léegi yëgatu ko ki mu bëggoon ñàkk na ko dañuy faral di wax naan pikk ak peel waaye pikk ak peel bii daf ko bett loolu. Ibrahima Fall dem na ci yoonu Nioro du Rip moom ak Ama Ndaw ak Moussa Camara ñu bokkoon benn parti di Pastef. soxna Gamou Diop yàlla na borom bi may la xolu muñ te sa borom kër fi mu la féete woon yàlla na la fi borom bi féete ñu wax itam ci leneen muy local yi ak Thiès cour d'appel bu Thiès moom daal nangu na liste wàllu Sénégal bu Thiès Yewwi Askan Wi bu Mbour commune ak bu département ba xam ngeen ne coalition yu parti yu Morolan gannaaw ba nu neenalee seen dossier ca la ñu daal di demaatoon ca kanamu yoon ba yoon ñu jox leen dëgg lu ni mel rafetlu nañu ko Cheikh Anta Diop say Latir la ñu fekk ci diwaanu Thiès. cour d'appel bu Thiès doon xoolaat ak càmbaraat kayit yi nga xamante ni moom la yenn ci ay parti yi nga xamante ne dañ leen a gàntaloon ndax mën nañoo bokk ci élection yam déet lu toll ci fukki waxtu ak ñaar ci cour d'appel bu Thiès ñu doon ko càmbar juge bi génn na Yewwi Askan Wi bu Mbour République des Valeurs ak Wallu Sénégal bu département bu Thiès ñoom seen dossier baax na mën nañoo bokk ci élection yi. procureur daal entendre na ma laaj na ma juge bi waaw mu ni ma léegi demal nga toog danañu délibéré léegi. xol olof yi dañuy wax ni béréb bukk ak mbaam ñu ni yàgg mbaam mi mooy daanu waaye gis nga pexem yàlla ak mu nit pexem nit ki rek mooy wàcc bu yàlla taxaw te ñun yaakaar naa ñun la yàlla àndal. kii di maître Adama Fall nekkit avocat coalition Yewwi Askan Wi bu Mbour ne nag lépp lañ koo teg ci yoon. Abdoulaye Tall ak mandataire coalition Yewwi Askan commune ak département de Mbour ñoo ko clamé woon jëf ji nga xam ne préfet département de Mbour jëf na ko. muy jëf joo xam ne méngoowul ak yoon méngoowul ak li code électoral santaane. bi ñu ko layoo ba pare procureur général mi nga xam ne moo fi toogal askan wi moom it da cee ànd ak ñun. cour bi dina jox ndigal préfet bu département bu Mbour mu jëlaat dossier yi boole ko ci élection yi. coalition defar sa gox nekk ci commune Morolan kii di maître Antoine Mbengue nag jiite ko bokkoon ci APR moom ginnaaw bi ñu ko gàntale nee na am na ndam ci kaw sous-préfet bu Pambal ndaxte cour d'appel jox na ko sañ-sañ mu bokk ci élection yi ci Morolan. aywa Cheikh Anta bu ñu jógee ca diwaanu Thiès kaay ñu dem ca Nabadji Siwol foofee nag ñu ne maire sortant ba dina jàkkaarloo ak itam ñeneen ñoo xam ne daal la mbëtt bëgg la bar bëgg mënees na ko waxee noonu ndax taskatu xibaar ak itam kenn koo xam ne boroomi ndombal tànk la ñu jàkkaarloo opérateur économique bi di Abdoulaye Sali Sall kenn ku ne yaa ngay def sa feem ndax itam dangaa samp sa ndënd bëgg koo jël di fàttali ne diwaan boobee bokk na wala bokk ci fi nga xam ne mu ëppi électeur ci département bu Matam dañu fay fekk Ali Bandel Niang ak El Hadji Li ci caméra bi. ak lu ëpp ñaar fukk ak juróomi junni électeur am yi Nabadji Civol mooy commune bu gën a mag ci département bu Matam mu nekk ci njiitalu Abdoulaye Sali Sall di maire bi depuis 2014 commune bi la fi mu ne ci xeex bu metti la jëm ci course locale yi ñu dëgmal ñaari ñu bees bokk nañu ci rawante gi Thierno Amadou Sy di ab journaliste ca RTS doon doomu Nabadji nekk ci liste ànd defar sa gox. Thierno Amadou Sy incha allahu rabbi janvier 2022 dafay sëgg bëri bi nag yàlla dafa dogal mu ànd ci ak ay gor taxaw di naan comme que Thierno Amadou Sy jëlul liste Benno Bokk Yaakaar àndut ak président Macky Sall man njëriñ li ma amal président Macky Sall du rek ci commune Nabadji tey jii ñu ngi koy liggéeyal liggéey yu am fayda président Macky Sall xam ko ma xam ko ñi ànd ak moom xam ñun suñu engagement politique fu mu jaar ak fu mu toll xaar le 23 janvier incha allahu rabbi ñaari bopp ñoo am tey ci candidat yi benn bi bopp fas la bopp nag bi moom ngeen di jël ngeen mbëkkaloo ko li des yépp ñu daanu ñu jël mairie Nabadji. beneen candidat bi doon itam ku bees ci wàllum politique di Djibi Dieng nekk ab haut cadre ci kër gi di Senelec moom mi cosaanoo ci tey ba ngay yéen teel na lool dugg ba am place am. Djibi Dieng moom milité wul tey ci benn parti politique pour le moment mais nag dañuy jàppale président de la république pour que ñu mën a gën a am réalisation population bi gën a xam ne
am na liggéey ba nga xam ne ñu ngi ko fiy def ñu mën ci gis seen bopp ba commune bi génn ci lu mu nekk tey ñëpp xam nañ ne commune Nabadji dafa sooxe pour génne ko ci nag li ñuy wax il faut mu am di 109 pour génne commune ci lu ñu nekk ak ndimbal aussi président de la république pour que li ñu bëgg a liggéey yëpp ñu liggéey ko. ci liste boobee nag ñu yokk ci candidature Omar Deme bu Ndouloumadji am expérience ci wàllum politique ne mosoon naa nekk président communauté rurale bu Nabadji waaye nag ak seen engagement fu mu mënta toll foo kon ñu gën a defaraat seen taxawaay ngir kon ñu mën a jàmmarloog Abdoulaye Sall di ab opérateur économique am dëgër laayam ca bitim réew rawatina ca Gabon nga mu newoon bokk itam ci ñuy njëkk ànd ak Macky Sall ngir sos APR bokk na ci maire yi nga xamante ba léegi ñu ngi amee seen code de popularité. Ali Bandel ñu sant ko gërëm ko des ba tey ci mbir moom ak Yankhoba Diattara mi tontu Alioune Tine mi ne daal bu sañoon local yi ñu dëgmal ñu dàq ko ndax dinañu mën a may nee ñu ñi nga xam ne dañoo neenal seen liste ñu mën a bokkaat ci mbir mi le Yankhoba Diattara gisewul noonu jëwriñ bi ñu dénk wàllum économie numérique ne nag lu jëm ci mbir moom daal mi ngi sàkku rek ci ñi yëngatu ci wàllum politique nga la ñu fexe ba mbir mi am ci jàmm te benn salfaañi du ci am Yankhoba Diattara la ñuy teewlu kàddu yi Chérif Dia moo ko taataan. position doyen Alioune Tine dañ koy respecté ndax kilifa gu mag la ci réew mi donc xalaatam la nangu nañ ko mais ñun jàpp nañu ni élection yi mën nañ ci dem ak jàmm su ñëpp bëggee jàmm su ci ñëpp demee ak yéene dem ci ak jàmm ba tax na ñun dañuy demander à ce que élection yi ñu maintenir ko naturellement invité ñëpp nag ñu def ko ci jàmm defe naa ni depuis démb am na sax opposition bi ñoo xam ne ñu ngi jubilé nag kontaan naan ni waaw seen liste ñu rejeté woon dañu ko nanguwaat nañ ko ñoo am nañu victoire ak yooyu te loolu yëpp ci processus bi la bokk ndax su fekkente ni déposé nga sa liste am lu ñu la ci wax yow nga am loo ci xalaat xam ni kii na nga déposé loolu mooy justice démocratie loolu la loolu dañ koy nangu kon loolu yu jaadu la kon ñun ñëpp nañ dem ci élection yi ci sérénité donc dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahiim génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamin mu am jàmm ci Sénégal am jàmm ci sénégalais yi. Yankhoba Diattara nekkoon ganuk Infos Matin ci télévision Futurs Médias. ñu wax ci leneen mbokk yi muy jàngalekat ya nekk ca université Assane Seck bu Ziguinchor ñoom ña nga janook taskatu xibaar yi di dànkaafu njiitu réew bu Sénégal ak jëwriñ ba ñu leen dénk jaarale ko ci seen kuréel bi di SAES ba nu janook taskatu xabaar la ñu tekk seen yoxo mooy daal nee ñu accord ya nanu ko bëggee woon maanaam engagement yi daal dañu koo xaw a salfaañe na mu mujjee neexu leen ba tax na itam nee ñu daal ëllëg lu ci am itam du ñoom lañu koy gàll ci seeni wagg Alpha Oumarou Ba bokk ci ñi yore kàddu SAES dañu koy teewlu kàddoom yooyu ki mu ko dénk di Babacar Diouf. ñuy naan ministre de l'enseignement supérieur de la recherche nga xam ne moo yore njànge mu kawe mi ñu ne ab tekk-tekkaaral day yàgg na gis nañ ko ñoo ngi koy jooytu ba tax tey ñu jël suñu kàddu pour yëkkati ko si ñetti mbir yi nga xam ne benn bi mu ngi nekk suñuy texte de gouvernance ñi nga xam ne ba tey signé guñ leen beneen bi mooy budget bi nga xam ne dafa tuutiwaay boo xam ne jéggi na dayoo si xalaat ak leneen beneen poñ bi mooy sànce yi nga xam ne ba tey ñoo ngi nii dara defaluñ ko si yoo xam ne mun na tax ba nit ñi mun a jàng si anam yu mucc ayib moo tax ñu ne tey coordination bi mu ngi exiger ñu signer texte de gouvernance yooyu si diir bu gàtt ñu ne soo xoolee loolu lépp ñu ngi naan lépp loo xam ne lu tardé la lépp loo xam ne lu gàllankoor la lépp loo xam ne luy tax benn njàngale bi nasax du jóge su ñun su moom lay jóge Alpha Oumarou Ba kàddu yi ki ko taataan di Boubacar Diassi di jéggalu bu baax ci njuumte gi ñu des ba tey ci njàng ak njàngale wax itam ci beneen daara boobu nag daara bu dugg doom la ma nga nekk ca Buj Samin nañu wax rek mooy daara ji daal maanaam dara wëru ko ba tax na itam ñi nga xam ne ñoom ñooy dawalkatu moto jakartaay ak bàyyi ma yi dañu ko def seenu yoon di fa jaar askan wi ami jafe-jafe ba tax na ña ngay sàkku ñu indi leen ci saafara naka noonu itam
yeneen saafara ci jafe-jafe bu seen ab gox di jànkoonteel foofee ci bët saalum réew mi fekkati nañ fa keneen muy Bakary Konté mu ànd ak Xaali Jaame ci caméra bi. École élémentaire Boudjé Samine amul mur de clôture mu nekk lieu de passage pour animaux yi fi nekk wante tam oto yi ak conducteur moto Jakarta yi loolu nag danger la ci xale yi ak enseignants yi fay jàngale. dëkk bi dafa bokk ci dëkk yu njëkk a am école mais école bi ba léegi dara amu fa amul clôture amuñu sax même moyen informatique bi amul xale yi duñu ko mën a jàng donc loolu daa bokk ci li nga xam ne moo tax ba ñu woote ndaje bi ba pare école bi fii école bi fi nekk ñun li ñuy am ci effectif ci ay at bu nekk kenn xamul nu mu toll mais CM bi de xale yi dañuy dox pendant 6 kilomètres laa la mën a wax la xale yi di dox pour mën a dem ba àgg ci CM bu ñuy jàng loolu métti na te ñu ngi yor ay dëkk yi ci ginnaaw. at bu nekk ay tonnes produits agricoles ñooy nëbbal la ko waral ndax ñoom am ñu yoon boo xamante ne moom la ñuy yóbbooy seen i produits. fi mu ne nii amul benn camion bi fi mën a dugg. waaw amul benn camion bi fi mën a dugg suñu ravitaillement sax même ceeb bu ñuy lekk sax faw nga jël sa vélo wala nga jël sa moto dem ba 25 kilomètres de Sédhiou pour jëli ko andi ko ba fii. donc te dëkk bi fi mu ne nii li fi nekk ëpp na 20 junni ak li ci tegu te fi mu ne nii bu ñu amee malade fii ambulance amul ndax yoon amul dañuy woote ambulance Sédhiou ñaata ci ay jigéen yuy mucc ñi des ci yoon bi bëri na. dañuy ñëw ambulance bi balaa muy jógee Sédhiou ñëw ba àgg fii surtout suñu diggante ak Ngindir balaa muy egg fi day fekk soxna si sonn day sonn na métti na li waa dëkk bi di dund daa métti ba jéggi dayoo. poste de santé bi amul ambulance mu nekk jafe-jafe nag pour ñu mën a amal seen évacuation sanitaire population bugg nag gouvernement bi daat leen jàppale ñu commencé nag deuxième phase yoon boo xamante ne moom la ñuy wooye bukkul di bujjee. Bakary Konté ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci leneen muy daay yi ñu nemmeeku fan yi ñu génn ci arrondissement bu Ndiaye nekk ca diwaanu Ndar Géej ñu ne nag ñi yëngatu ci sàmm aalom gi ñoom daal ak doomi dëkk ba ñu ngay def seen kem kattan ba taxawal fa ay pare-feu ndax dañoo bëgg nee ñu daay ga ñu yamale ko ndax bu nu ko defut mën naa indi beneen gàllankoor ca diwaanu Ndar Géej ki fa toggal télévision Futur Média Ousseynou Diop lay wuyoo mu ànd ak Habib Seck ci caméra bi. jamono ji ak daay yu métti yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci booru ñii ci Jama Ross Béthio ak Ronk moo tax réserve bu Ndiayel ñu daal di fexe amal ay pare-feu di ay xàll yoo xamante ni dañu bëgg bu fekkee ni daay am na loolee du mën a jàll ñaar fukki junni ci ay hectares nag la ñu bëgg a protéger. réserve bi nag foo xamante la fi la oiseaux migrateurs yi picc yi daanaka fii la ñuy daje di fi naan di fi reproduire loolu moo waral nag pour conserver ko aar ko ba daay bi du fi dugg te bu fi duggee tamit xëy na du sori moo waral ñu def ay pare-feu nag boo ko déggee mooy xàll la bu ñuy def gradeur di ko def ba nga xamante ni dina tax daay bu jógee ne du mun a jéggi dugg fii du jógee ne du mun a jéggi dugg na le ci kàddu ñi nga xamante ni ñooy sàmmkat yi nag lii nekk na loo xamante ni da leen di gën a jàppale am itam njëriñ lool rawatina ci noor bi nu jëm nga xamante ni jafal ñax day nekk lu yomb. mooy kii tey mu ngi mel na tey juugal nañu fi ay toni ripaas ndax ñun mboob mi mooy suñu ripaas kon bu ko garanté ba tafar du ko yàq kon ñun am nañu li nga xamante ni sunna yi mun nañ ci nekk duñ tool kenn duñ. ki fi teewaloon DAGE bu ministère des collectivités territoriales rafetlu liggéey bi jàpp ni day gën a yokk jàmm ci diggante sàmmkat yi ak ñi di baykat yi. ma diggante baykat bi ak sàmmkat bi ndax bu yàlla defee ñax am fi dana yokk jàmm ba tool nag du jaaxle bay dem ci ay tool lii état moo ko daan def te kii itam comme ndawal état la mu xalaat ko jóg ci dox ci ba lépp mel nu mu daan mel. Fally yàlla dafa def mun bokk ci département bi bokk ci dëkk bi. réserve bi yaatuwaayam toll na ci ñaar fukki junni ci ay hectares jamono ji ay picc yu bare ñoo fa ne ngir ñu mën ko sàmm moo tax nag ñu amal liggéey yu ni mel. Ousseynou Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam lu jëm ci wàllum alam gi ak COP 26 bay am ca Glasgow jëwriñ bi ñu dénk wàllum alam gi di Abdou Karim Sall dellu siwaat na ci solo si ak itam naka la ñu gën a mën a defaree taxawaay bi ba gën koo sàmm kàddu yi kii koo taataan di Asmalik Diop moom la ñu yebal foofee. jot nañu def benn ay ndaje yu bëree bëri benn bu njëkk bi mooy une réunion de coordination bi nga xam ne CEMAE la mooy conférence des ministres africains de l'environnement bi nga xam ne Sénégal moo ko présidé
ñu jot a def benn réunion de coordination avec ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee le groupe des négociateurs africains ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu war a toogal ci table négociation yi pour défendre li nga xam ne moom mooy les positions de l'Afrique xam ngeen ni ci fan yële ñu génn defoon nañu réunion pour harmoniser position africaine bi nga xam ne moom la négociateurs yi waroon défendre tey jii nag defal nañu le point wax nañu ak ñun les points critiques ak les points yi nga xam ne war nañ leen yóbbu ci fële ci segment de haut niveau pour ñu gën cee waxtaan malgré que amoon na ay tuuti divergence par rapport ak position yenn réew africain yi ñu jël daje nañu ak ki nga xam ne moom mooy le PDG du Fonds pour l'environnement mondial waxtaan nañu ak moom aussi wax nañu ne dinañu yokk enveloppe bi nga xam ne moom la ñuy jagleel Sénégal pour que ñu mun a financer bu baax a baax les projets yi nga xam ne moom mooy les projets environnementaux yu Sénégal. et saluer nañu bu baax a baax li nga xam ne moom mooy politique bi Sénégal am en matière de lutte contre le plastique. ñu wax itam ci lëkkaloo gi am ci diggante office national de formation professionnelle ak fonds d'appui à la stabilisation du ministère bi ñu denk wàllum càmm gi ak itam lu jëm rek ci daal lu ni mel ñoom nag dañoo lëkkaloo ngir rek fexe daal ba yokk lu jëm ci financement yi nga xam ne dafay soxal lépp lu jëm ci càmm gi ak la ko wundu dañuy teewlu Souleymane Soumaré directeur général bu office national boobule kaddu yi Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb la ko dégg. gis-gisu ONFP mooy dëgg la war nañu former ndaw ñi waaye war nañ leen tàggat ba jox leen ay diplôme yoo xam ni dafay tax seen dayo ak dafay tax ñi leen bëgg a jël bu ñu leen jëlee pour ñu liggéey ñu mun leen a traité comme ni nga xam ni noonu la ko inspection du travail waxe loolu moo tax ñuy daf promotion wu titre de qualification yi nga xam ni bu ñu ko joxee dit dafa fekk ni convention collective bi nga xam ni moo ŋànk affaire u élevage dañ siy d'accord ak ñun ba nga xam ni ndaw bu ñu jël dañ lay catégoriser ci biir convention bi bu ñu la recruter nga mën di am cotisation sociale mën a am salaire bu baax ba mu méngoo ak li nga xam ni moom la président Macky Sall bëgg muy ñu jox ndaw ñi ay xëy yoo xam ni xëy yu sax lay nekk waaye itam xëy yu am solo lay nekk ci biir formation yooyu nag gis nañu ni wàllum santé animale maanaam nu ñuy caytoo wér-gu-yaramu jur bi dafa xaw a tumuranke tuuti surtout boo duggee ci biir Sénégal. aywa laata ñu dem ci tàggat yaram ñu wax ci wàllum caada ak les bonnes feuilles de la rédaction tey Ibou Diouf yër na xët yi benn téere bu ñu dippee Sénégal entre illusion et illumination ki bind ki xaatim bi la téere Ngor Dieng lay wuyoo mu dellu siwaat ci réew mi ak jafe-jafe yi tam yi njànkoonteel bokk na ci la mu waxtaanee lu jëm ci njàng ak njàngale politique waaye itam leneen loo xam ne itam soxal na suñu taarixu réew dañ ci ànd ak Ibou Diouf ak Mohamed Dieng tase nañu ak sëñ bi di Ngor Dieng. téere bi ngir amal ab njàngat wala taxaw seetlu ni mu gisee Sénégal bindikat bi jaarale ko ci bile téere loolee mu duppee ko le Sénégal entre illusion et illumination. mooy que ne Sénégal dafa am ñaari pàcc benn pàcc bi nga xam ne dafa lëndëm waaw ndax li tax mu lëndëm mooy ni ñuy suñu comportement yi. ni ñuy doxalee suñu réew nga xam ne duñu teg lépp ci yoon beneen pàcc Sénégal bi mooy Sénégal de l'illumination maanaam Sénégal bi nga xam ne dafa am leer dañ ko nit ba mu leer naññ te loolu ñi ko nit mooy ay nit ñu baax ay kàngam ci domaine yu bari. ci téereem bile ñëwaat na politique ak citoyenneté ngir indi ay coppite fii ci Sénégal. maanaam naka ngay lale ay pexe ngir mën a jëriñ. ngir mën a gérer say bien ak jëriñ askan wi. politique bi dañoo war a jubal dañoo war a xalaat ñi nga xamante ni sax ëllëg ñëwaguñu ba war nañoo ñëw te ci réew mi la ñu bokk. aussi ñi nga xamante ni ñoo war a ñëw après li ñu tuddee les générations à venir dinañ mën a jëriñu aussi. moom mii nag mu ngi dund yaakaar ndax gis na ne am nañu jaar-jaar. taarix ak li fi maam yi bàyyi loolu yëpp buñ ci sukkandikoo mënees nañ jëm kanam. non mën naa ne sax amul Sénégal bu nekk ci diggante bi li ma ci jublu rek mooy ñu jóge ci lëndëm jëm ci leer xam-xam baa ngi fi
nit ñu baax ñaa ngi fi valeur yaa ngi fi te loolu yëpp daf ñu war a mën a permettre ñu tabax Sénégal ba nga xamante ni lëndëm yi même bu amee sax dootul bëri. bindikat bii di Ngor Dieng ne ci téere bi def ci dëxëñ loo xamante ne jot na ko dund ak contribution yi mu doon def ci presse bi ngir jagleel ko askan bi. mën nañ jàpp ne essai la ay xalaat ay conviction laa ci wax samay gëm-gëm li ma gëm jàpp ne moom moo war a mën a doxal réew mi moom laa ci wax. doomu ndondol bi di ab philosophe de formation psychologue la tamit gannaaw téere bi mu duppee woon destin du peuple ñëwaat na ak Sénégal entre illusion et illumination loole may na ko mu xool tolluwaayu réew mi ci ay fan yu bëri. Diouf maa ngi lay sant bu baax di la gërëm yegg si nañ ci tàggat yaram dalal Mame Fatou Ndoye Mame Fatou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou Dieng. aywa juróomeelu bëccëg muy 5e journée éliminatoire Qatar 2022 Togo di tase ak Sénégal bu 19h jotee la ca stade Kégué. voilà donc 19h muy nekk match bi nga xam ne mooy des après dimanche dina amaat beneen match ak Sénégal boo xam ne Sénégal mooy lal Congo waaye tey Sénégal dafa dem fekki ji Togo ni ngeen ko xamee nag Sénégal qualifié na ba pare ci 2e tour éliminatoire coupe du monde yooyule waaye xam nañ ni diir bi nga xam ne moom la ñu war a préparer coupe d'Afrique bi day gàtt donc ñaari match yi dina nekk ñaari match yu am solo pour Aliou Cissé ngir mu préparer gën a tàggat ay xaleem ngir waajal coupe d'Afrique boobu erreur bi mooy jël match bi à la légère loolu la sélectionneur bi wax démb ci conférence de presse bi mu amal ci veille de match bi ñu déglu ko ci micro FSF TV. Pour nous, le Sénégal, c'est ne pas aborder ce match de demain avec du sérieux, avec de la concentration surtout. match bi suñu diggante ak réewu Togo foofu ñu football ko ni mu waree ndax dinañ def kemt lay kàttan ngir gagné ko ñun xam nañ ne du yomb ndaxte Togo lañ koy footballé te ñoom tamit dañu bëgg am ndam. am nañu tuuti jafe-jafe ba tax na dinañ def kéemtalaay kàttan ngir am ñetti poñ yi jotuñu am ay match de préparation yu bëri fii ak Coupe d'Afrique bi ñuy dëgmal donc foofu ñu saisir match yu mel nii su ko defee ñu xoolaat ci suñu bopp yaakaar naa ne match tey bi solo soos la am ak bi nga xamante ne moom la ñu war a waajal tamit. Et dimanche contre le Congo doit nous permettre de préparer cette CAN très importante qui est attendue pour notre pays. Aliou Cissé ndax day aligner équipe cadre am wala day indi ay coppite ngir waajal xale yi nekk ci banc bi loolu nag 19h lañ koy xam ci match bi le bokk na ci enjeu d'ailleurs match bi nga xam ne ñenn ñi dañ ko jàppee ni match piège la de toute façon dañuy déglu ki nga xam ne moo ñu fa teewal di Bakary Cissé jàngat bi mu def ci enjeu match Sénégal Togo bi. waaw li ñu mën a jàpp mooy c'est sûr que Aliou Cissé dina indi li nga xamante ni mooy changement bu ndaw ci équipe am waaye du ko coppi bu am solo parce que boo xoolee tey am na benn objectif bi nga xamante ni mooy terminer premier groupe bi naam mais tamit fexe ba bañ a perdre benn match pour mën a continuer di nekk premier ci classement FIFA donc loolu nag démb bi Aliou Cissé defee li nga xamante ne mooy première séance d'entraînement à huis clos taataan nañu ay xibaar ba xam ni effectivement li muy war a changer ci équipe bi du xaw a bëri tuuti peut-être que ci défense bi lay changer te ci biir défense bi tamit kenn la mën a indi mooy ki nga xamante ne mooy Pape Abou Cissé bon bu ñu xoolee fekk configuration équipe bi dinañ jàpp ni Edouard Mendy war na mën a démarrer côté gauche Saliou Ciss ak central Kalidou Koulibaly Pape Abou Cissé comme ni ma leen ko waxee ak ki nga xamante ni mooy Bouna Sarr dans l'entrejeu ñi am Idrissa Gana Gueye ak Cheikhou Kouyaté ñoom nag ki leen di épaulé mooy Sadio Mané mi nga xamante ni moom war na mën a football ci ginnaaw attaquant bi kii di Famara Diédhiou ci couloir yi nag Aliou Cissé amaana dina bàyyi ki nga xamante ni mooy Ismaïla Sarr ak Krépin Diatta bu ñu mën a doxal. Bakary Cissé ñu koy jaajëfal beneen enjeu bi tudd na ko léegi mooy fexe Sénégal nekk ci boppu classement FIFA zone Afrique d'ailleurs Cheikh Tidiane Diawo defal nañu ci benn jàngat lan moo sabab création li nga xam ne mooy classement FIFA moom la ñuy Cheikh Tidiane Diawo di xamleel. fanweer ak juróomi weer Sénégal di wéy di jiitu ci classement FIFA zone Afrique muy record bu ñu séddoo ak Côte d'Ivoire
ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre 2018 ba léegi Sénégal mooy numéro 1 fii ci Afrique Sénégal nag am na ay jamono mi ngi doon nekk numéro 1 waaye du doon lu yàgg bi ñu koy njëkk a doon ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre 2016 la woon ba fukki fan ak ñaar ci weeru janvier 2017 classement FIFA nag 2012 la ñu ko sumb FIFA def ko ngir natt taxawaayu équipe yi seq compétition yi ci àdduna bi ak ay critères ngir xayma leen lu ci mel ni ndam yi gën a yokk ay poñ ci tolluwaayu ak xarañteefu adversaire bi wala bayre compétition bi avantage jiite classement FIFA boobu le nag dina tax équipe bi ko nekk am ay avantage ci wàllu tirage au sort lu ci mel ni Coupe d'Afrique wala éliminatoire yokku tamit dayoo équipe bi. Cheikh Tidiane jërëjëf jàngat boobu am na solo ñu wax tamit ci benn xale boo xamante ni daanaka yàgg na ci tanière bi muy Idrissa Gana Gueye mu ngi féete ren ji fukki atam de présence ci tanière bi moom nag cadre la kenn dootu ko présenté mi ngi ñëw ci sélection bi ci novembre 2011 boobu ba léegi nag nekk na élément clé gannaaw sélectionneur yu bëri jaar nañ fii moom nag ni ngeen ko xamee jàmbaar lañ ko formé moom nag boo seetloo ci jeu am li ñuy woowee dépassement de fonction surtout ci sélection bi da koy gën di def looloo waral d'ailleurs ci eeru Aliou Cissé dugal na juróom-benni but def juróom-benni passe décisive moom nag comme ñun sénégalais ni ñu ko bëggee souhait bi gën a mag mooy gagner trophée ci carrière internationale am Mamadou Ndiaye daf ñuy boolewaat ak Idrissa Gana Gueye ci fukki at yi mu nekk ci tanière bi. fukki at ak léegi ba mu ñëwee ci équipe nationale bu Sénégal moom Idrissa Gana Gueye bokk na ci doyen ci biir tanière bi ñi ngi ko woo bés ni 11 novembre ci atum 2011 boobu Sénégal da doon joué ñii di waa Guinée Sénégal sax moom mujj gagné match boobu ñeenti bal ci benn Idrissa Gana Gueye mi nga xamante ni def na ñetti Coupe d'Afrique des Nations ak benn finale boo xamante ni da koo perdre ci atum 2019 fële ca Égypte loolu nag moo nekk moment yi gën a neex waaye tamit yi gën a naqari ci tanière bi. Idrissa Gana Gueye mi nga xamante ni dugal na benn but ci coupe du monde ci atum 2018 moom nag Idrissa Gana Gueye dugal na juróom benn but ci maillot national bi moom Idrissa Gana Gueye dugal na juróom benn but ak kii di Aliou Cissé ñi ngi ko formé fële ca Jàmbaar bu Saly moom milieu de terrain bi nga xamante ni am na ñetti sélection ak Amara Traoré Alain Giresse topp ci waaye tamit Aliou Cissé yàgg na ak moom lool léegi nag mi ngi wàññi lu tolloog 80 sélection ci équipe nationale bu Sénégal moom mi nga xamante ni mi ngi joué rôle bu am solo fële ca Paris Saint-Germain jaar ci Lille ak Everton ca Premier League moom Idrissa Gana Gueye mi nga xamante ni ñeenteelu Coupe d'Afrique mi ngi koy waaj a def fële ca Cameroun ak équipe nationale bu Sénégal ci weeru janvier bii ñu jëm njortom bu gën a neex wala mbébétam mooy gagner trophée bi. Idrissa Gana Gueye comme nag fan yi mi ngi commencé miin di dugal but ñu ngi koy ñaanal pour fêter ses 10 ans tey xëy na mu dugalaat beneen but ndax ñaari match yi ñu génn ñii dugaloon na alors ñu jeexale ak basket Fati wax juste ci tournoi montée première division bi nga xam ne fédération sénégalaise de basketball mi ngi koy organiser xam ne ñaari équipe yi nga xam ne ci wàllu góor ñi ñooy yéeg muy USPA donc équipe bu nekk Parcelles Assainies ak Port ñoom nag démb ñoo doon jongante ci finale bi nag kii nga xam ne mooy Port moo ko mujj gagné donc match bu metti bu serré 83-81 mu nekk donc ñaari poñ d'écart entre ci ñaari équipe yooyu noonu lii ñu nag du rafetlu mooy incident yi nga xam ne moo tëj li nga xam ne mooy finale bi ndax ñi nga xam ne ñooy supporteru USPA comme kontaan nañu xam naa ci déroulé fin match bi ñoo wàcc donc ci terrain bi indi fa ay xët-xët ak ay donc fitna waaye yàlla def na ci sutura ba mujjul débordé ñuy féliciter donc waa Port ñi nga xamante ni ñoom ñooy champion donc ci tournoi de montée boobu ak seen président mi ngi tudd Bekay Ba looloo fi gënoon fës ci wàllu tàggate yaram Fati. Mame Fatou Ndoye ëllëg incha allah à partir de 13h. incha allah dinañ àndaat ak yow ci jàngat suñu match bu tey ci guddi bi. ci match ak match tey ci guddi bi. voilà et puis bonne chance à nos Lions. bonne chance à eux dinañ ñëwaat ak Mame Fatou ci débrief bi et puis xibaar yi dina dellu si waat ëllëg incha allah à partir de 13h léegi ñu jàll ci li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. ngeen jëf Barthélémy Dias mi ñu woolu woon démb tribunal ci ginnaaw bi ñu ne ko na bàyyi ba àllarba benn fan ci weeru décembre muy soog a ñëw l'observateur xëy na ñëw ak ñun ci li waral ñu renvoyé procès ba
ubbil yéenekaay bi Cheikh Makiyu Sy bi bokk ci ñi ñuy tudd ci histoire ba moo sàkku ñu renvoyé ko li tax mi ngi koy wax ci l'Observateur nee na moom ab prévenu la dafa soxla avocat bu ko taxawu te avocat yi mu amoon ñu ràññee ca maître El Hadji Amadou Sall gisatul ci avocat yi kenn moo tax mu ne tribunal bi na ko may mu wut beneenub avocat li ko boole ci coow li moom Cheikh nee na moo yóbboon ñoom dem si yàlla Ndiaga Diouf ca mairie bu Barthélémy Dias mu neet ba ñu fay dem fitna mbaa fitalante yóbbu leen fa woon ca jamono jooje Barthélémy Dias da doon dëkkee song ak di menacer ay kilifa yu ne woon ci nguurug Abdoulaye Wade gi ñu ne nañu fa dem wax ak moom ci jàmm jox ko lettre sàkku ci moom mu dakkal tëkku yi muy def autorité yi Cheikh Makiyu Sy bi ne du woon Barthélémy Dias rek la ñu siibale woon ndax ba ñuy dem ca moom am na ñeneen ci ñun ñu demoon kër Alioune Tine bi ñu yegsee nag ci mairie bu Barthélémy Dias ci la ko ñenn ci aw ñoñam ne am na ay nervi yu fi nekk te yow la ñuy songu si Barthélémy Dias génn ki fitalam di tiire ci suñu kaw ba gaañ ci ñun juróom Ndiaga Diouf ca la bokkoon ay gaañu yu métti yu mu ca jëlee moo tax fa la jaare faatu la tribune nañu dëkk bi jaxoon na démb jalti yi bari woon na ci Ndakaaru leader yu coalition Yewwi Askan Wi yi bëggoon a dox dem tribunal takk der yi bàyyiwuñu leen ci quand Abdou Diassé fa la ñu teere ji ak ñoom muy Barthélémy Dias di Ousmane Sonko di Khalifa Sall di Alaaji Malick Gakou ñoom ñëpp la ñu jàppoon ginnaaw bi ci lañ leen bàyyi waa CICN ak waa BIP ñoo lëkkaloo taxaw jàmmaarloog ñi bëggoon a manifester anki dina kay mel ne ku naan ñu li ñu naan doole doxul jàmm loolee moo dal waa Yewwi ci seen mobilisation beeg seen résistance ak manifestation gi ñu doon woote force de sécurité yi ñoo geetaru ba dëgër taxaw ci seen kanam tegal leen seen loi Sud Quotidien nañu moom kay yàlla baax tuuti ko noon ñu dundaat ci réew mi démb li ñu fi dundoon weeru mars gi weesu gis nañu farando yu coalition Yewwi Askan Wi ñu doon manifester ci wedeen bi ba taaloon fay pëna bu dee li woon démb mooy deuxième vague gi Ousmane Sonko doon wax Vox Populi nee nañu deuxième vague ba lajj na muy Barthélémy Dias di Ousmane Sonko di Malick Gakou di Khalifa Ababacar Sall daj nañu ci bëccëgu démb bi ci dëkk bi lu mburu dajul cib taal dóor nañu leen ay lacrymogène dàq ji leen ci mbeddi Ndakaaru yi jàpp leen ñoox leen ci wata police bi yóbbu leen camp Abdou Diassé ginnaaw bi ca lañ leen libération nañu ñiy jàppal tànk coalition Yewwi Askan Wi bi ñu déggee Khalifa Sall mu ne jàpp nañu ñoom Barthélémy Dias ak consort ci la ñu tàmbalee taali pëna ci wedeen bi kii di Alaaji Malick Gakou libé mi ngi ñuy wax ne bi ñu koy arrêté jël bu rëy bi mu daanu mbagg mu wekkeeku la ca jële source nañu muy Barthélémy Dias di Ousmane Sonko Khalifa Sall Alaaji Malick Gakou ak compagnie seen résistance gi ñu woote woon démb wéet nañu ca waa Ndakaaru dañu leen a boycotté faalewu leen ñoom ñëpp xëy nekk ci seeni muraada ñi leen toppoon nakas néew bi grenade lacrymogène yi tàmbalee tàkk ci la ñu àbbu njool mi daw wëqet ñoom Barth ak Ousmane Sonko yi doon jaay fi du rëy ak ngaam wu dang source nee nañu bi alkaati yu bi taxawee ci seen kanam dañoo mujj nëbbatu ji ci magasin bu nekk Médina ni muq ci biir bu nuppi naan gaa ñi génn leen résister l'observateur nañu waaye moom Barthélémy Dias dégg nañu ko ginnaaw bi mu ne lam waxoon du ca jóg ku ko woowati tribunal ndax waxi Ndiaga Diouf du la faale enquête dina kay nañu ñoom leader yu Yewwi Askan Wi waa Benno Bokk Yaakaar yàkk nañu leen démb musiba ak mbelengaan déclaration bi Wali Fall def démb ci seenu tur loo xalaat rek wax nañu leen ko ca dem nañ ca bay wax ne leader yu Yewwi yi ay taalkati réew lañu yu seeni pexe na sax mënee suta bëgg a def politique ba noppi ne sa lépp ci fitna nga koy defee loi de finance bi ñu def bit sa réew meeg ni mu nar a tëddee déwén l'observateur mi ngi ñuy baaxe ay mbóot yu ca nekk yëral xët mu njëkk yéenekaay bi bokk na ci juróomi milliards yu teg ñaari téeméeri millions yu ñu dogal ministre intérieur Antoine Diome ngir gouvernance électorale am na it ñeent fukki milliards ak ñaar yu ñu natal ministre Abdoulaye Seydou Sow ngir mu ñoŋal cadre de vie bi ak fukki milliards ak juróom-ñeent yu ñu yokkal ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr crédit budgétaire bu toll ci ñaari téeméeri milliards ak fanweer ak juróom lañu ko natal ngir mu gérer santé bi ñi war a gën a sant yàlla ñooy fukki xale yu jigéen ak juróom-ñaar yi ci libération Sierra Leone lañu fekk baax ay nit ñoo leen jëloon bëggoon leen a yóbbu Liban waaye ba ñuy embarqué démb ci aéroportu Diass fa lañ leen arrêté mbir mi libération nañu mafia la boo xam ne dañuy dajale ay xale yu jigéen dig leen liggéey bu baax ca Liban bu ñu leen xasee ba yóbbu dañ leen di forcer ñuy jaay seen bopp waa ji leen doon recruter yéenekaay bi nee nañu ab doomu Sierra Leone la bu tudd Abdul Fofana gaa ñi jàpp nañu ko ci Wakhinane Nimzatt. Mouhamed Ndiaye ñu sant ko gërëm ko sant leen tamit ci seen safo ak seen kóolute rédaction bi ngoon dina fi teew ci yeneen jotaayu xibaar jàmm ak jàmm. mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Mame Fati dig daje gi ak rédaction bu télévision Futur Média ca kanam lay doon boori 19h dinañu ko njëkkee